tey nag ñuy dalal jigéen joo xam ne mi ngi yëngatu ci làngu ko politique gi bokk ci ñi nga xam ne am nañ ci taxawaay bu am solo di soxna Aïda Mbodj bokk ci parti démocratique sénégalais nekk député ci assemblée bu yees bi ñu ànd ak Mama Moussa Niang mu dalalal ñu suñu gan ñu exil ko moom soxna Aïda Mbodj. ma carte ma caution ku ko dégg xel dem ci ki nga xam ni moo di soxna Aïda Mbodj ma carte ma caution wër réewum Sénégal ginnaaw bi xamee ñi ngi doon jëm ci woteek 2012 yi ci wàllu mobilisation Aïda Mbodj wane ci ni nga xamee noonu la mënee ñu xam ko ci mobilisation ci parti socialiste jamono yooyu mu jàkkaarloo ak maître Abdoulaye Wade tudde ko sax tur bi nga xamante ni moo di Fantomas reeloo woon nit ñi bu baax a baax loolu nag teewul ci atum 2000 ginnaaw bi nga xamee Abdoulaye Wade yegsi na ci nguur gi kii di Aïda Mbodj àndaat ak moom noonee la duggee PDS laata muy dugg ci gouvernement bi ci atum 2004 boobu kii di Macky Sall moo ko jiite génne ca atum 2007 boobu Hadjibou Soumaré boo ko jiitee waaye nag 2009 ñu ràññee ki nga xam ne moo di Aïda Mbodj am ndam ci fi nga xam ne moo di mairie bu Bambey jamono yi nga xamee PDS ñàkk na lu bare ci ay mairie fii ci Sénégal nekkoon na fi vice-présidente bu assemblée nationale Aïda Mbodj nekk lu bare ministre laata muy nekk sax ministre d'État député la ci législature bi nga xamante ni moom la ñu tàmbali Aïda Mbodj ak nguur gu bees gi nga xam ni moom la Macky Sall jiite lan la ñuy indaaleel lan la nar a def lan mooy ëllëgëm ci wàllu politique loolu yëpp daan ci waxtaan ci biir jàkkaarloo ak soxna Ourey Thiam. loolu yëpp dinañ ci waxtaan soxna Aïda Mbodj ñu lay dalal ci suñu émission bi di jàkkaarloo bismillah. soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di am mbégte ci wuy si gi ñu wuy si di la bàyyi rek nga commentaire bu njëkk ci li Mama Niang introduire la. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di nuyu téléspectateurs yi di nuyu waa Sénégal yëpp. di rafetlu invitation bi ngeen ma invité di nuyu autorités yi nga xam ne ñoo nekk RTS yëpp di gërëm di sant. ñii ma àndal te ñu ràññee ci ay waa Bambey ak ñi fi nekk ma am tuuti déception nag déception bi ma am moo di Sénégal presse sénégalaise dafa am ñu ko incarné te mu am benn histoire boo xam ne dañ ko fabriqué ci Aïda Mbodj te foogu ma woon ne dinaa ko fekk RTS muy Aïda Mbodj moo wax Abdoulaye Wade Fantomas. loolu yow mosoo ko wax. mosuma ko wax ki ko wax tey daf fi jóge moo tax duma ko évoqué région de Diourbel la dëkk. yàlla dogal bi nga xamee ni ñëw naa nekk ministre 2004. ñu defoo woon ni man maay kooka ndax kooka taxawaay bi mu amoon jamono yooyu di wax ci meeting. booba man yegguma sama daraja yeggul foofa ci parti socialiste. ñu fabriqué ko waaye ma dalale sama xel lenn. boo amee lu ëpp juróom fukki at. te kenn mënulaa tegal tâche bu noir lu ni yaa fi waxoon nangam. te wax jooju déggoo ko ci ku mel ni Mame Less Camara déggoo ko ci Omar Diouf Fall déggoo ko ci Omar Seck bu RTS dégguloo ko ci ku mel ni sax Abdoulatif Coulibaly li ñuy jubba di ko yëpp muy ay journaliste de renommée nga dégg ko ci ñoo xam ni ci xaste lañ leen xam ak ci wutal nit sos loolu su ma ñëwee RTS fekk ko fi am naa déception. mais léegi yow lu tax kon wax jooju yàgg la topp lu tax boobu ba tey leeraloo ko benn yoon. nga ne leeral naa ko non seulement leeral naa ko mais maa ngi gërëm Ndiogou Wack Seck. ndax Ndiogou Wack Seck mémoire la. ci presse sénégalaise Ndiogou Wack Seck daf ko leeral. waaye nee naa la ku am lu ëpp juróom fukki at nekk ci réew di fa def politique te amul benn tache bu noir buñ la tegal. suñ la defalee loolu nag war nga ko bàyyi nit ñi ñu def ko sous la dent di ko jàpp leneen li ci des moo di dama déggul benn yoon sama passage ci assemblée en 2007. nee na nekk nga plusieurs fois député nekkoon nga fa vice président. dama yaakaaroon ne comme que moom dem na bay génne yoo xam ne amu ci lu ko leer newul fii la ko waxee woon waroon na mën a joxe des dates beaucoup plus pointues. leneen li ci des dafa amoon un fait marquant. muy le 11 mai 2009. boobu lu xewoon. boobu dama démissionné woon ci gouvernement te Sénégal xamuñu démission. te kenn contraindre ma woon à la démission muy ndam loo xam ne nag ndamal ku am jom la ci Sénégal waroon na ko génne. mooy bañ la dénkee transformation. du transformation. produit agricole lañ la dénk loolu waroon na ko génne. ok nga xeeb ministère waroon na itam nag sori ci ma carte ma caution.
parce que c'est inédit. Au niveau de l'Union africaine dañ ko def initiative politique de 2011 sama xarit ma di ko regretter. muy Chérif El Walid Sey moom la ñu commandé benn document. quorum ci sommet des chefs d'État. bi amoon janvier 2012 moom moo def déplacement bi ñëw defal ma interview bi Jean Ping sant ko ne ko mu ñëw def ko pour mu nekk. vraiment loo xam ne lu inédit la ñoom daf leen émouvoir. donc mais Aïda Mbodj tey est-ce que bu ñu xoolee ma carte ma caution est-ce que du échec yow tey kii boobu concept bi nga porté woon tey. man dama ci débattre ba sonn. xam nga moo tax warul dellu si waat parce que dafa am tey. noo xam nga yu ñu war a waxtaane dama ko dugal mais moom bu fekkoon ni présentation yomb na. parce que man gisuma ni présentation bi c'était pour renvoyer une bonne image de Aïda Mbodj et loolu c'est vraiment regrettable. parce que su ko defoon rek dina ni. première initiative ñu dajale ay jigéen pour ñu joxe caution au chef d'État xam ni Sénégal gi am na ñu bëggoon a dem ci élection 2012 yi. présidentielle yi ñàkk caution moo tax. jigéenu Sénégal ànd ak Ablaye Wade. mais da nga diggoon Ablaye Wade 1 million de femmes. bien sûr estimation la. estimation la ñun bi ñu koy ñun du ñu yàlla. naawuñu. du ñu njàll weer. du ñu yonent bi. mais boo ñëwee ni man lii laa bëgg a def am naa objectif xanaa su dee ni nit ko cohérent nga. évaluer nañ ko. initiative bi nga war a évaluer xalaat bi nga war a évaluer Sénégal nit bu xalaatee dañu war a évaluer loolu xam mooy lan xam mérite bi parce que nag ma carte ma caution yëngal na fi nag ay bone yu bari nag waaw ci ay camp politique yu bari leneen li ci des moo di li nga xam ne bëggoon nañ ko ci mooy jigéen ñi atteindre caution bi ba joxe ko uniquement ba weesu ko yàlla def nañu def ko leneen li ci des. mais nañu seet ma carte ma caution ban contexte la booba wóolu woon ne Ablaye Wade dina présenté wu. ñun ñu dépassé présentation ba dem caution. loolu moo tax may am habitude ma doon am habitude di wax ni dama am habitude de transformer mes contraintes en opportunité. mais tey bu ñu xoolee yow supposons tey ñi analyser échec u Ablaye Wade bi yëpp dañuy wax ni yow peut-être ak Bara Gaye si ñi nga xam ni acteur yi gën a am importance ci défaite boobu la parce que yow yaa ko diggoon 1 million de femmes Bara Gaye dig ko 1 million de jeunes au finish il n'a même pas eu 1 million de voix. yéen daal yéen da ngeen bëgg a defal nit ñi de mauvaise querelle. non mais c'est le moment ñu leeral ko benn yoon affaire bi ñu tourné ko de mauvaise querelle loolu amu fi. booy dem daal di am initiative bi am na objectif da ngay am yéene. ya ca nekk yëpp ak la nga xam ne moo ko plombé yëpp man du ma ci dellu si parce que man lu ma weesu naa ko leneen li ci des daal moo di ñun daal bëggoon nañ suñu candidat. jigéen ñi ànd ak moom porter sa candidature am na. bëggoon nañ suñu candidat présenté wu donc kenn discuté tul ndax war na présenté wala déet weesu nañ ko ba dem ca caution am na parce que nag wax faf ba wax jotee te nag kenn critiqué wu la ca yooyee jamono Ablaye Wade wàcc ku nekk bëgg a jël loola nag def ko woy loolu aussi dañu war a xam benn bi mbiri yàlla deuxièmement Sarkozy mi nga xam ne moo fi doon accompagner nit ñi ñu yaakaar ko la Ablaye Wade am sax amu ko Ablaye Wade moom wax dëgg yàlla benn candidat jiituwu ko au premier tour moo jiitu ci ku ñu woon waruloo kii te ñëpp sot la nag te ñëpp a ko sot nag fii ak feneen ak ku ne nag ñëpp a sot Ablaye Wade muy jàmbaar lool nag génn nag devant waaw ni ko génn nag devant ñu pare itam ñëpp sot ko def seen tontine électorale yàlla mi nga xam ne moo yore nguur décidé woon itam ne day ñàkk nguur gi waaye amuñu ci complexe ragaluñ ko bañuñu ko defuñu dara zéro regret waaw léegi kon yow looloo tax xëy na bi ñu paree nga teel a wax ni yow yaa ngi ci biir parti démocratique sénégalais si nga des parce que instant boobu ñu bëri ñu ngi doon takk seeni bagage di dem peut-être looloo taxoon nga sentir besoin wu teel a leeral ni yow demoo fenn toxuwoo. man ban besoin lay sentir Ourey yow dafa mel ni tey da nga ñëw pour xuloog man te loo ma wax nag dinaa la. ay waay non parce que man xam naa say xarit. déedéet duñu kii xam naa say xarit da nga am ay xarit. ni ko da nga am ay xarit yow mën nga ñëw ci biir PDS. nii ñëpp sax doo ma nuyu. dal na la tout récemment. ci kër Ablaye Wade xam naa ne nag dina am sax yu ñu dagg parce que sincèrement dama bëggoon a leeral lool. parce que cette histoire de Fantomas bii ngeen ñëw indi vraiment moi je pense que c'est un débat clos. donc non boobu clos na léegi kii bi lay wax dama la bëgg a wax. resté ñi dem bokk gis-gis comme da nga war a monter. waaw
comme non amul lu ñu monté fii moom amul non nañ ko monté nag nañ ko monté parce que dafa am yoo xam ne dama bëgg ñu leeral ko non léegi moo tax nag ma bëgg ñu yem ci laaj bi ak tontu bi dama ni yow gis nañ ne bi ñuy waxee laaj bi ak tontu bi mais boo xam nga le français est subtil sooy wax naan nga am un besoin de dire que damay toog xam nga da nga teel je suis dans le PDS waaw léegi moo tax ma ne la bi nit ñi sampee bokk gis-gis yow da nga teel a ne je suis dans le PDS je reste dans le PDS man bien avant bokk gis-gis gis nga le 26 mars voilà laa woote assemblée générale à Bambey le 25 la ñu perdre le pouvoir le 26 laa woote sama assemblée générale waaw gërëm samay militants ne leen nañu xam nag ne tey ñu ngi ci te balaa may wax ak militants yi dans l'après-midi le matin ci Cheikh Sidi Makhtar laa dem waxtaan ak moom ne ko bis ni ki tey maa ngi opposition ñaanal ma yàlla waaw ndax bëgguma woon a am benn ndigal bu may tàqaleeg loolu léegi ci opposition boobu noonu nga nekk ci ngeen demee ci listu parti démocratique sénégalais ci élection législative yi yàlla dogal ngeen am 12 députés yow nga dem ci liste nationale bi yow maire Bambey nga ñëpp xam nañ ne foofu mooy sa base et tout la moo tax sentiroo dem départemental dama fa demoon ba fa dem jafe man bi may dem départemental 2007 boobu waxaguñu ni opposition bi day boycotté dédoublé guñu woon sax élection yi opposition da doon dem bi ma ñëwee wax président mu ne ma dama bëgg a def parité ci liste proportionnelle bi te Awa Diop ak Aminata Tall rek ñoo lay jiitu ma ne ko man de loolu bëgguma ko bu doon sama sago nga bàyyi ma parce que mësuñu ma investir à la base te mësuma nekk député dama bëgg nga bàyyi ma nekk départemental bi ma xoolee tontu wu ma ci saa si daf ma ne rek jaaxal nga ma parce que fii ku dugg sama bureau rek li ngay jëkk a xalaat mooy fexe nu mën a dugale ci liste nationale man ko bàyyi ma dem seet sama bos gannaaw gi yëguñu woon sax ni dafay am abstention wu opposition ma dem ba ma demee itam abstention opposition bi dérangé wu ma ay Dakar ak Pikine ak Rufisque ñu ngi nekkoon entre 20 et 25%, Bambey am taux de participation de 53,92%. te boobu war nañ ko boole ci évaluation parité bi parce que maak Assane Diagne lañ fa investir te maa ko jiitu woon maa doon tête de liste maa mëne campagne. d'accord léegi boobu moo nekkoon bu 2007 bi tax ba 2012 bi ñu ñëw def la ci liste de waaw parce que xar day weesu mbote. xar day weesu mbote. waaw léegi et puis sama envergure. permettre na ma def ko parce que sama parti investir ci man. loolu la parti di jëriñ te loolu mooy organisation parti man li tax Sénégal xam ma sama parti ko def ci man. man sama parti moo ma def 2004 comme ni ñu ko waxee léegi. ministre sama parti moo tax ma ànd ak jigéen ñi sama parti moo tax ma dellu si waat nekk ministre d'État sama parti tax fu ma nekk ci Sénégal ma mën faa organiser meeting sama parti tax ma xam kilifa diine yi sama parti tax ma xam nit ñu baax ñi sama parti tax ma xam presse bi sama parti tax ku nekk ci Sénégal tey mën naa xam yaay kan yéen kat presse ngeen nekk mën ngeen a juger nit ñi waaye nit ñi mën nañ leen a juger. d'accord léegi loolu mooy parti li la parti démocratique sénégalais defal nga nekk tey dugg assemblée bokk ci 12 députés yi Aïda Mbodj tey nouvelle assemblée nationale bi ñu ko installé keroog gis nañu élection bureau bi gis li nga xam ne moom moo fa am nga njëkk a nekk député opposition bu jóg taxaw am loo ne lii jaarul yoon tey jii lan moo nekkoon sa motivation ak ñu dellu siwaat ci acte boobu nga posé woon keroog bi ñuy installé assemblée nationale bi. keroog bi may wax du waxuma en tant que député opposition bi ma jógee di wax pour man benn jigéen la bu am opportunité rek di wax ci turu jigéenu Sénégal yëpp. sa groupe yabaluñ la woon. sama groupe yabaluñ ma tàggu naa leen nag. parce que dafa am discipline de groupe. waaye balaa koy sama groupe bi yëg Aïssata Tall Sall sax moo ko jëkk a yëg. ok ma waxtaan ak moom. mu am lu ma tontu te li ma tontu doy ma. ma jël samay responsabilité parce que parlementaire laa woon. xam naa ban article moo may autorisé pour ma mën a jëfandikoo loolu. moo tax du député opposition rek député yépp man rek maa ci jël kàddu. parce que article 11 moo ma ko may ne bu bureau définitif bi paree rek yow bu la président bi autorisé rek war ngaa mën a expliquer sa vote te man dama voté contre ci secrétaire élu yi parce que d'accorduma ci niñ ko defee. ndaxte décret d'application bi nga xam ni décret d'application dafa am ku fu mu jóge mu ngi jóge ci benn loi bi nga xam ni moom moo institué la parité ñu voté ko le 14 mai 2010. loi boobu mais décret d'application man ma duggee ci gouvernement bi 2011
ba 1 mois après la ñu jël décret 309 2011 def décret d'application boo demee article 2 daf di liste yëpp dafa war a paritaire ba pare amoon benn amendement boo xam ne le COSEF ñooñu ko defaloon parce que Abdoulaye Wade moom dafa mën a séddoo bi nga xamee ni inspiré na loi bi aussi santuñu ko avant ñu koy voté xamoon na ni dina am le soutien de son groupe mais teewul association de femmes yëpp seetu ci xaj ak seetu ci opposition ak pouvoir dafa woote ku nekk wax loo ci xam waa COSEF ñoo wax ni ordre alternatif lañ bëgg benn jigéen benn góor parce que amoon na lu sew lu ci am loo xam ne suñ ko ci bàyyi woon dinañ def 50 jigéen 50 góor waaye 50% jigéen 50% góor mais jigéen ñi mën nañ leen a placer foo xam ne à l'arrivée duñu yegsi ci ay position yu baaxul te bureau yi aussi loolu lañ war a def d'ailleurs ma yëgal la en exclusivité fii ci sa plateau ni recours bi ma doon def porté wul rek ci secrétaire élu mais même ci vice-président yi Samba Julde Thiam mi 3e vice-président waru koo nekk waru topp ci Moustapha Cissé Lo ku jigéen moo fa war a topp kon nag te nag dafa am 3e vice-président ci assemblée jigéenu ko mësa moom te ñoom Caroline Diop ñoom Léna Fall Diagne ñooñu ñëpp symbole boobu war nañ ko préserver. mais boobu 2e vice-président kii Moustapha Cissé Lo mooy 2e vice-président. mooy 2e vice-président dañ ci war a teg jigéen dañ ci war a teg jigéen au lieu ñu ciy teg a toftal góor. mais léegi yow fi mu nekk nii sa recours bi da ngeen ni constituer pool d'avocats attaqué ko ci tribunaux yi. wala waaw. ok mais léegi président Moustapha Niasse keroog xëy na tontu na la loo xam ni moom dafa généraliser rek ne mënu ci kii mais dégg nañ président groupe parlementaire yaakaar ne règlement intérieur assemblée may na leen li ñu def. règlement intérieur loi organique la yow charte fondamentale du Sénégal mooy la constitution moom lu mu ñëw fekk ko fa. bàyyi ko fa gis nga règlement intérieur bi su nekkoon ci constitution sax. constitution bu mujj bi day abrogé bi ci des. su fekkoon ne am na benn décret d'application boo xam ne moo accompagner waa règlement intérieur bi décret 309 2011 bu ñëwee day abrogé benn décret bi parce que bul fàtte ni loi bu nekk ak décret bi dañu ciy boole lu am importance loo xam ne nit ñi dañ ko war a seet. mooy bu ñu tëralee benn loi wala ñu tëralee benn règlement dañu toute disposition contraire. dindi nañ loolu mooy lii ñu tëral leneen lu ñu tëral loo xam ne àndul ak lii gunge ko loola bokkul mais tey jii bu ñuy xool affaire bi est-ce que tey li wàkk li doon wax keroog ne Abdoulaye Wade daf ne woon la jël opposition bee taxoon mu génnee parité bi est-ce que tey kii parité bi du patate chaude wàkk li déggul fenn fu Abdoulaye Wade waxee loolu moom amul woon daraja yi toog ci wetu Abdoulaye Wade te nag lu mu fi waxoon dañ na transhumance si mu doon wax tey moo transhumé gëmul dara. loolu wóoruñu léegi. si dégguloo ne mbàkk di transhumé. déedéet dégguloo ko. dama la koy jox en mille. kay voilà léegi. transhumé na parce que say collègues ko wax. waaw man j'ai beaucoup de respect pour la presse. parce que man mii ci sama bopp. installation assemblée bi député la mais presse bee ma ko wax. man ku bàyyi xel presse bi la yow mi journaliste bi nag su say confrère waxee nga ne loolu du dëgg. non waxuma du dëgg dama ne dégguma ko waa xëy na jox naa la information bi transhumé na mais dem na appel léegi dama ne. tey fi waxate lu sax. léegi politiquement parlant. tey jii bu ñu gisee tey xëy na coono gi nit ñi am pour matal parité be constitution liste bi ay El Hadj Diouf sax nee na moom dafay dugal proposition la pour ñu. revenir si li mu wax parce que wate woon na ko benn imam Mbaye Niang. benn imam Mbaye Niang daal moo mën a contester parité bi ma ànd ci parce que ñun parité bii dañ koo marche. te sonal na parti politique yi. dañoo marche bu dee parti lañu war nañoo dem élection nañu xam su dee tontine lañu ñu xam su dee dajalaatu électoral ñu xam su dee njambaan ñu xam nga ne assemblée nationale nit waru faa dem di def coalition de parti loolu c'est inacceptable dans un pays de démocratie profonde bu mel ni Sénégal. ku nekk war na faa dem coalition soppi mais coalition soppi ci naka. coalition soppi boobu abstention sax bari na. waaye am na ay partis yu ñëw inscrire ci opposition bi bokk ci parti yu bari ñëw nañu bokk mais dama lay wax ne la coalition boo xam ne dañ ko def pour gagner. mën nañ ko def pour présidentielle. mais élection député quand même ku nekk surtout parti yi nga xam ne yàgg nañ fi. waroon nañu dem ak kenn ku nekk sa wàll def nañ seen tontine jël nañ seen majorité noppal na leen PDS daal tàggoon ak ay alliés dem na bañ na ko ba coalition ba mu defoon ba muy dem président 12 listes génn nañ ci coalition boobu sans compter biir PDS ba xar gi mu xar ñaar donc loolu su fekkee ni am na ñooñu war nañoo mën a am war nañoo assez outillé
ba mën a am ay jigéen te yow ñoom bu ñu fa tegul jigéen teg fa góor. te duñ ma ne góor ñi rek ñoo war a mën a nekk député góor ñi rek ñoo xam góor ñi rek la ñu war a mën a. xëy na dañu xalaat ni xëy na niveau bi dafa des wala. tamit xam nga affaire bi tamit est-ce que góor ñi am nañ niveau. waaye tey tamit ma ne est-ce que góor ñi am nañ niveau boobu est-ce que boo demee assemblée doo fa ëppale jigéen ñu am niveau que góor ñi amul niveau. est-ce que def nañ boobu étude mais ñoom daal mu ngi mel ni jëkkër ak jabar bu ñuy sëy ko bu doom amul daal jigéen ji la yooyu dañ ko war a génnee ci sunu bopp. am na góor ñoo xam ne xamuñu sax nu ñuy signé. mais léegi am na jigéen ñoo xam ni lu ne la ñuy def. ci seen xam-xam lu ñu la ñuy def ci seen mën-mën te assemblée nekk na loo xam ne dafay refléter réew mi. te réew mi ñi nga xam ne ñoo fi gën a tekki man mi dëkk Bawol xam naa ci dara du ñooy ñi am diplôme du ñooy ñi borom xëy. du ñooy nourrir kii bi du ñooy nourrir réew mi du ñoo tenir économie bi. léegi Aïda Mbodj ñu bëri dañu ne li ñu leen joxul poste vice président joxuñu leen poste secrétaire élu moo tax ngeen bëggoon a xëpp ci cere ji suuf. présenter seen candidat. contester affaire bi. jërëjëf nag bi nga ñëwee ci loolu. parce que man boo ko waxul woon duma ko wax. ñun dañu yàgg def élection. xam luy élection. ñun bi ñuy dem xam nañ ni li ñu am droit parce que ëpp nañ 10 personnes. te 10 mooy groupe. parlementaire mooy am nañu poste président de groupe am nañ poste vice président de groupe. ñaareel ba calculer nañu ba xam ni suñu defee suñuy calcul ba mu mat sëkk bokk yaakaar dinañu am 9 commissions. yu leer nañ parce que 13 virgule moo koy maye. mu des 2 commissions yoo xam ne plus fort reste ñoo koy am. ci plus fort reste bi ñooy jëkk a jël. parce que 13 virgule bi. dina am lu manqué ci plus fort reste bi mais ñoom ñoo ñuy ëppale ñooy jël. mais automatiquement ñun dañuy am benn commission. loolu di 11 commissions yi. donc ñun xam nañ ne am nañ commission. waaye nit buy def démarche bu baax. lu baax lu baax rek nga koy fay. ñu toog ay nit ñu baax parce que tudd nañ ko ci Ablaye Wade ay faucon lañ leen tudde woon. tudd ci Ablaye Wade ay colombe. kilifa gu nekk am na ay faucon yoo xam ne ñoom lu mu bëgg a def ci lu baax ñoo ko naan déedéet. lu mu am ay colombe yoo xam ne lu mu def ci lu baax doyul. ah ñu toog ba mu yàgg am ay bonne volonté jël contact ak sunu waa groupe. daal di ne leen ñun daal sunu groupe surtout APR la ñu wax. tey ci Macky la jóge nee nañu dinañ leen jox poste vice président. ñu ne ñun de xam nañ ne amuñ ci droit ñu ne waaye dinañ leen ko jox. ndax loolu mooy la tradition te loolu ma insisté ci tradition boobu 60 ba léegi dafa am. est-ce que du 60 ba 2000. déedéet parce que 10e législature bi man booba ministre laa yàlla dafa dogaloon waxtu wu nekk Amath Dansokho mooy nekk sama président bu séance plénière. bu ma ñëwee mooy président séance plénière su ko defee dama ko daan tooñ naan ko man de toujours damay dem Kédougou. parce que fa ñu bëgg yi fi foog ma accompagner femmes yi. mais man meeru Kédougou boo xam ne du ma recevoir mukk muy reetaan. donc xam nga loolu firnde la. 11e législature bi Alioune Dia dafa ñëw comme opposition Mamou Cissé ñëw comme opposition waxuma la après ni ñu intégré la mouvance présidentielle dama ne boobu dañu ñëw ak seen parti. comme opposition ñu dugal Mamou Cissé. bi mu demee ñu dugal Alioune Dia mësul ñàkk boobu temps. opposition amul droit mais ñoom Cheikh Bamba Dièye ñu fa woon ñoom Imam Mbaye Niang opposition ñi ñu woo opposition radicale bi. ñi moom dañ doon maslaa gi yéen rek. Mamou Cissé kay xanaa ku nekk dégg na ay intervention assemblée kay wax dëgg yàlla kaset yaa ngi fi dafa am loo xam ne nit ñi du la leen neex rek la ñu bëgg di dégg. parce que nag nit ñi amnésie guñu. Mamour sama càmmiñ la mais dafa opposé wu dëgg nag bu baax maintenant politique mooy évolution boo xam ne. nit ki boo ko xoolee mu am une opposition objective nga soxla ko da nga koy xëcc ci sa bopp boo ko mënee am ko mais dugal nañ leen ci compte boobu mieux. dañu leen a jox commission boo xam ne amuñu ci sax droit opposition bi ba tey ñu jox leen commission boo xam ne amuñu ci droit muy commission yow mi journaliste xam nga commission communication ni mu sensible rien que pour bëgg leen a mettre à l'aise pour que ñu ne bâillonné wuñu opposition bi fi nekk. ñoom ñoo yore seen commission ñoo xam lu ñuy wax
ñoo xam lu ñuy diffuser ñu en tout cas ñoo yore la commission parlementaire ñu bàyyee leen ko. d'accord ñoo ko léegi yéen maa ngi ñëw ci vice président bi waaw. ñu dig ñu ko daal ni ñu dinañ leen ko jox ñu ne amuñ ci droit de ñun dinañ leen ko jox bu ñu demee ba mu yàgg sax dinañ leen jox xëy na ñu ngi seet daal. est-ce que lu ñu leen jox secrétaire élu mais présidence vice présidence bi daal moom mën ngeen ko def ci seen tablette. Yàlla dogal ñun benn groupe lañu mais groupe bi toujours dañu nekk benn te loolu maa ngi koy saluer maa ngi leen di nuyu bu baax yal nañu yàlla lafal cat. te dynamique boobu continuer parce que ñu solidaire lañu. ñu waxtaan ci sunu biir waxtaan ak président Wade waxtaan ak sunuy conseiller ku mel ni Doudou Wade dootul député mais daf ñuy conseiller ndax dafa yàgg ci parlement bi. ñu daal di waxtaan bi ñu waxtaanee ni nañ ko jox Aïda Mbodj. Aïda Mbodj nekkoon na vice présidente te mën na ko parce que ba mu nekkee vice présidente daan na jël ay initiative Sénégal yëpp xamoon nañ ni am na taxawaay bi donc nañ ko jox. ndekete mooy musiba mi. bi ñu xëyee ba ñun bi ñu xëyee taxaw na. ba ñu xëy ba réunion Omar Sarr mi coordonnateur bi informé daal de ne léegi daal répartition bi nii la Aïda Mbodj vice présidente. ñu jël booba ñun xamuñu ban commission la ñuy am ñu ni kon commission bi parce que pour ñun. defoon nañ ni rek defoo ñu jox ñu commission des finances. dinañu jox commission communication posé naa sax problème bi ñuy réunion Fada ni ma non noonu lay demee parce que lu nit ñàkk esprit démocratique dina xalaat ni wax dëgg yàlla commission communication li gën a sang sa der mooy nga jox ko sa nawle. ñu ni kon commission communication nañ ko jox Waré Sarr ñu ni kuy diriger groupe parlementaire bi ñu ni Modou Diagne Fada ku ci topp ñu ne nañ ko jox Mohamed Dieng parce que Mohamed Dieng moo gagné département Koungheul. defu leen fa parité. ak ñaari député defuñu fa parité mais ñooñu xam nga maslaa lay doon waaye amul élection. ñu ni kuy nekk adjoint wu commission bi ñu ni Mohamed Cissé. parce que Adja Cissé moom itam. dafa am performance moo gagné Kédougou ñun ñëpp ñu d'accord. Urey ma mel ni ku ko xam ma daal di ne leen yéene ngeen ko de. yal na leen yàlla fay seen yéene maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa groupe bi waaye bu amul it gërëm naa leen parce que mën naa bañ a am noonu présidente Awa Diop mag la daal di énervé sax ne ma ñaanal yow ñaanal lu baax day am sax ndax ñëpp yéene nañ la ko. day am sax daal di xaw a énervé ni ma bul prédire lu bon. ma ne ko présidente nag xam nga politique moom politique la. mais daal yàlla baax na deewul daal gërëm naa leen. kon yow daal da nga jàppoon ni da nga njortoon ni sa personne mën na déranger. ba affaire bi capté moo am parce que problème bi mooy de sama mag dafa nekk ci ñoom te boole wuñ ko ci bureau bi. donc mënuñu lu ñuy maye jox ko koo xam ne day nekk ci bureau bi. bi ñu toogee ci salle bi ba mu yàgg Fada dem wax ak ñoom Omar Sarr fekk ko bi Omar Sarr dellu seedi wax ak Souleymane rek man ko Omar lan la mu hésité man ko Omar nag mun naa man ko yow xamoo ma. mu ne ma man ko man ma weesu lii waxuma leen ko woon sànq. mu ne ma man de jaaxal nga ma Fada ñëw ma ne ko demal ca Moustapha Diakhaté nga ne ko Aïda Mbodj nee na bu groupe bi ñàkk poste bi c'est sa personne qui dérange te xam na lu tax ndax maga ma ngeegi yéen nee leen ko bàyyi naa ko ak keneen kuñ ko mën a jox ñoom sax mën nañoo tànn kuñ koy jox bu dee loolu moo mën a dal seen xel te groupe bi bañ ko ñàkk te lu baax lañ ca yéene woon yéene bu baax kenn du ko arrêté. parce que loolu day ñëw apaiser les relations. parce que nag ñun Kajoor ga ñu dëkk ak Bawol ga ñu dëkk ak Kajoor ñoom bu la neexee lekk bàyyi leen bu la neexee am bañ leen a may waaye bul waxte yëguñu. du caagéen buñ la joxul nga xëpp suuf waaye loo waxul concerné wu la gor nag lu mu fekkee ñu wax ko loolu moom da koy. engagé na ko da koy engagé. ok loolaa tax. bi nga xamee ne def nañ ko ñu ni kon nag ñun itam ñun amantuñu benn élégance bu ñuy séq ak ñoom dañoo bëggoon def de façon consensuelle voter autour du président parce que loolu la ñu Ablaye Wade sant. ni yéen amu leen droit ci poste vice président de bu leen ko ñuy joxee nag yéen it na ngeen ànd ak ñoom de façon consensuelle lépp lu baax na ngeen ci ànd ak ñoom. te comme que nu mu mënti def dinañ fal seen président parce que ñoo leen ëpp rafetal leen ko parce que màccinu dimb day tax dimb weex te Moustapha Niasse mi nga xam ne mooy président bi ancien ministre des affaires étrangères la xam na élection ban image la mën a renvoyer au niveau international à l'opinion internationale. donc ñun ñëpp ñu waroon a mobiliser pour effectivement élire ko comme que nag ñoom wan nañ ñu ni
lii lu mu néew yéeneetuñ leen ko ñu ne ñu daal di déclarer suñu candidature la ca am baaxul ci Moustapha Niasse fii laa la koy wax. lan moo ci am. mooy guleet ci assemblée nationale. président wu assemblée nationale gën a néewul voix le reste du bureau Moustapha Niasse 126 la am. même secrétaire élu yi nga xam dañ leen contesté sax am nañ 127 voix. te loolu mësul am ba ci Mamadou Seck mii waxtu wu nekk dañ ko daan élire mu dépassé de loin les autres membres du bureau. waaw loolu xëy ndey wane démocratie bu bees bi am ci assemblée bi rek loolu baaxul. loolu baaxul c'est-à-dire que élection président de l'assemblée boo xamee la vie parlementaire. dafa am image bu muy renvoyer dafa doon gën a rafet ñu ni Moustapha Niasse te benn candidat la opposition bi sax votel nañ ko parce que biñ ko votelee ba pare. amatul opposition pouvoir amatul majorité ak minorité. waaw moom de ñëpp la nekk seen tàndar na leen la main. non bu ñu ko tàndarul itam loolu la yàlla dogal bu ko jëfee loolu la yàlla dogal bu ko jëfewul loolu la yàlla dogal la preuve ba ñu ko plébiscité ba ni fal nañ ko ñun ñëpp a jóg taxaw tàcc ko. kon yéen daal action de communication ngeen doon def ci candidature Omar Sarr bi wane ne da ngeen a mer. du ban action de communication. non xamoon ngeen ni minorité ngeen amu leen 12 personnes ngeen am. si assemblée bi action de communication dañ cee amul droit. mais dem xam ni yow fi nga jëm xam nga ni doo fa gañe kay. nga ne xaaral ma poser candidature. waaw ma ne bi ñu ko defee. résultat bii ma la wax kon yow déglu woo ba tey. déglu naa la kon yow yërëm moo Moustapha Niasse li mu am 126. vice président yi am 132. questeurs yi am 131. secrétaire élu yi am 127 yërëm moo ci Moustapha Niasse. c'est que yéen loolu ñun ñi nga xam ne dañoo xam lan mooy la tradition parlementaire au Sénégal de wala bokk nga seet livre yi ñu ci bind. da ngeen koo kii waaw parce que lii leer na ma ne ñoom Fatou Sarr ñi nga xam ne ay chercheurs lañu boo demee jël nañ loola ba yàgg. mais léegi kon est-ce que yéen loolu du prédire tey ni opposition radicale bi ngeen bëgg a indi ci assemblée bi donte amu leen majorité bu leen mën permettre ngeen opposé wu carrément mais da ngeen nar a taxaw loolu est-ce que tey du retardé sax Sénégal masla bi ñu doon woote. Sénégal bu amul opposition ci lay tardé parce que xam nga bu amul opposition luy am kenn du dénoncé. te bu kenn dénoncé wul buur yi dañuy nguuru te bu ñu buuroo seen cere xam nga ku koy siim. rankoo ñu baadoole. mais même ci biir Benno Bokk Yaakaar ñoom am na ñoo xam ne njort nañ ci ñoom ni dinañ dénoncer lu ñu war a dénoncer. duñu opposé wu li am assemblée keroog musta am ministre de l'intérieur. déplacé wu ñëw. est-ce que du directeur des structures bay ñëwoon rek. directeur boobu gën a bon nekk ministre de l'intérieur ñun fu ñu jëm kon kay li taxoon man Bambey ñu di may yónnee police ba yow kat fàttali nga ma man ministre de l'intérieur rek laa doon gis ci Mbaye Ndiaye ndekk directeur des structures lay doxal. kon loolu tax police Bambey su ma leen wooyee bu ma soxlaa du ñu ñëw. police Bambey di jàpp samay doomi candidat di duma di jàpp samay oto de façon irrégulière. loolu xanaa lu bees la. mooy directeur des structures bi nga wax man maa ngi defoon ministre de l'intérieur la may jooytu naan citoyenne sénégalaise la. déet yow da nga jàpp ni Mbaye Ndiaye mooy woo police Bambey naan ko sonal leen ay dëmboo jeg yooyu. moo ko def ure. waaw. yéen di kon yëf yi nar naa metti mais fi mu ne nii parti tamit xëy na instruction parti moom loolu ñëpp xam nañ ko ñu wax ko ak ñu noppi ko moo ci am bi ñu koy fal ñun defuñu woon noonu. yéen jotu leen woon instruction c'est li mooy seen candidat. waaye yebal Ousmane Ngom mi ministre de l'intérieur pour mu ñëw joxe ko. déedéet. defuñu ko. léegi ñun dinañ laaj Mbaye Ndiaye lan fi kii léegi. soxna Aïda mi député la woon ca jamono jooju moom la Ablaye Wade waxal mu ñëw jox ñu message ñu daal di discuter. daal di ñu waxtaan ci sunu biir groupe parlementaire. d'accord léegi yow da nga junj léegi nii sa mag boo bokkal ndey ak baay su ma juumul da ngeen bokk nekk ci hémicycle bi. xëy na sax loolu bokk na ci li indi jafe-jafe yi nga wax léegi yow tey effectivement nan ngay dindee waxuma politiquement mais yow ci sa bopp naka ngay dundee loolu pour la première fois ñu gis ñaar ñu bokk ndey ak baay kii féete fii kii féete fii ngeen fas yéene jàkkaarloo ci biir assemblée bi. metti na avant ñuy ñëw assemblée sax dafa metti woon. parce que moom sama xarit la woon. ba pare fukki at la ma mage di góor may jigéen parce que nag mën nañ ni ay féministes lañu. mën nañ crier parité mais jigéen moom fu mu tollu soxla protection. fu mu tollu soxla wéttal surtout wéttalu ci àmmiñ dafa neex. te ba léegi léeg-léeg ñu ne ma ko dëgër laa parce que waa Bambey léeg-léeg ñu tudde ma Alaaji Aïda Mbodj. mais bu waxtu bu ma gisee jigéen ju ànd ak càmmiñam sama xol tooy donc metti la def
kooku moom nit rek la metti na famille bi xaajalikoo na ki ma ci tenir responsable mooy le président de la république parce que man dama séq ak moom loo xam ne moom mënoon na falu te du dugg sama famille ba donte ni bokkunu parti ba pare delluwul gannaaw parce que bi nga xamee ne xale yi nga xam ne ñoo indi APR Bambey ñoom lañ ci bëggoon a fal kenn moom juróomi weer la ci amoon moom moo intervenir ci liñ ma wax ne nañ ko jiital bureau bii buñ ma xañee donc su fekkee ni parce que Sénégal ku nekk nga yëkkati kàddoom am na kilifa yu bari situation bi nekk sunu kër naqari na leen ay le président Ousmane Camara mag la mais kilifa la sam papa nijaayam la tantaam lañ ma tudde situation bu ko naqari la dafa nekk ci xolam ku mel ni le président Makhtar Mbow suñu doomu ndey di suñu magu famille Makhtar Thiam journaliste la moo nekkoon attaché de presse am bi mu nekkee UNESCO bi mu gaañoo moo ñëw taxawee dëj bi xam na suñu famille donc ñu baax ak ay kilifa diine sëñ Maodo si mënu ko supporter ba léegi ay kilifa yu baax keroog ci Kazu Rajab bi Cheikh Sidi Makhtar nee na ma ndax dëgg tigi yéen a bokk ndey ak baay ndax dama ko doon laajte donc lu yënga réew mi la ñu bëri mettit lu nañ ko ba ku nekk ngi ci sàkk pexe waaye yaakaar naa ñoom ci seen bopp affaire bëgguñu pexe am parce que su fekkee nee nañu magam amul bii cër donc duñ ko jox bii cër ñu ngi ci benn mission te Ourey man damay politique man maay politique moom daawul politique mu ngi ci dugg mois de mai 2011 la dugg ci politique bi kon su fekkee ni yàlla dogal na loolu am te muy sama mag di sama càmmiñ di sama xarit àddina yëpp xam ne sama xarit la ay njabootam xam ne sama xarit la ay soxnaam xam ne sama xarit la ay sëtam ay doomam bu yàlla dogalee lii ngir politique dafay metti mais est-ce que yéen tey politique jar na ko est-ce que yow tey warul la woon jaral lay ci ku koy jar xam nga man Aïda Mbodj moom ku ko xam ci politique nga ko xam donc dañ ma fekk si man ci sama champ xëy na pour mu gën a metti actuellement aussi dañ ko armé actuellement defe naa dañ ko armé pour mu ñëw pour war ma éliminer au niveau de Bambey xëy na au niveau de Bambey mu ngi koy réussir parce que démb bi ma dajalee les conseillers de Bambey pour préparer sénatorial yi wax naa leen ko nee naa leen parti bi dootu fi yónneeti commissaire politique man maa fi nekkal parti bi parce que man dootuma yëkkateeti parce que loolu nga amul dama ko juré woon dama juré ni heure bu ma amee défaite Bambey dootuma prétendre ci benn poste Bambey ñàkk naa deuxième tour Bambey ñàkk naa législative yi donc dootuma yëkkateeti sama loxo Bambey mais mieux non seulement loolu dama ko décidé woon te dinaa ko def te même les détracteurs de Aïda Mbodj xam nañ ni man du ma waxantu lu ma wax incha allah dinaa ko def mais bu dul loolu itam ñoom comme que moom mooy paaka bi nga xam ne moom la ñu yebal pour mu rey rakam mais man su ma demee ci élection locale je perds mon temps parce que c'est pour ensuite génn ci liste yi ñoo bokk ndey ak baay liste buñ ko investir ma su jàllee ma jàll aussi duñu siéger ndo parce que li assemblée permettre duñ ko permettre ci mairie bi duñ ko permettre conseil régional donc moom mu ngi continuer nekk en mission pour son parti parce que parti am seen mission c'est d'éliminer Aïda Mbodj te loolu maa ngi fàttaliku sama waxu càmmiñ di sama cousin Omar Sarr li mu waxoon ni il faut que ñu moraliser la vie politique parce que dara jarul politique ak bëgg a éliminer nit tax nga xaajale famille. léegi yow li nga wax fii nii buñ ko comprendre mooy élection locale yi di ñëw doo présenté wu baax. ah non man waxoon naa ko sax xëy na sax du ma fa yegg. parce que man 2009 préfet baa ñëpp a ngi taxaw dama jël service ba pare tàllal loxo xale Bambey ni leen bés bu ma amee un jeune vraiment bu loxoom sax dama koy accompagner. xam nga dafa metti dama koy accompagner ba pare dama am ay projet il faut que ma terminer samay projet bi ma ñëwee maa ngi fekk benn salle d'hospitalisation boo xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw kilifa ak keneen ñooy bokk di hospitaliser ndoo ca Bambey maa ngi koy dindi macha allah ADM soutenir na ma ba jël nañ 80 millions di ko tabaxee benn salle bu ànd ak ay cabine individuelle donc yaakaar naa dinaa ko pare lancé naa appel d'offre pour benn centre commercial boo xam ne 200 millions lay jar ubbi naa barki démb pliwu marché woo xam ne densification ak extension éclairage public bi la maa ngi góorgóorlu itam
diggoon nañ ñu 5 kilomètres ci voirie bi. barki démb bu confirmé nañ ma ko dama defoon ne sax entre parenthèse maa ngi nuyu sama càmmiñ Mor Ngom dama defoon ne sax su ma amee ministre des infrastructures dinañ ma dolli waat yeneen 5 waaye ndekete réchauffé lañ ma indil. mooy 5 kilomètres yu njëkk ya la indiwaat dégg naa ko ci conseil interministériel bi donc yooyu projet Houreye suñu paree dans 6 mois dinañ ma livrer benn stade omnisport très moderne. boo xam ne mën nañ fa def làmb handball basket ak yooyu yëpp mu ngi ca digg dëkk ba. ak ay projecteurs mag yëpp yooyu projet xëy na su paree fii léegi 1 an sax ñu seet xale yi ku ñuy mettre en selle pour que vraiment mu dem. mu dem yow nga retiré wu mais est-ce que du Aïda fi mu nekk nii da nga sentir ni contestation bi ñu naan dañ la contesté Bambey dafa commencé ëpp doole. déedéet contestation bi benn session la woon. mu am 8 conseillers 8 laa la wax de. dégg loolu bu baax 46 conseillers lañ. mu am 8 conseillers yoo xam ne ñeent yi ci mën lañ jóge kenn ki sax sama chef de cabinet la woon. ñu daal di dem APR mu jël leen fa yóbbu leen. léegi la tax sax ñu xaw koo dégg. mooy ñoom jëwuñu ñoom kenn parce que 8 conseillers xam nga mënuñu dara fii ay conseillères municipales ñu ngi fi taxul woon mu am solo. mais bu ñu ñëwee ak ay nervi feesal salle bi. man dama yónnee ci parce que jëkk nañu def ay contestation mais teewul woon ñu jàllale sunu budget mooy bi ñuy voté fonds de dotation yi voté ñoom voté wuñu ñun ñu voté def li ñu bëgg a def mais nag bi ñu ñëwee nag di defar commission yi ñoom ñu dem indi ay nervi ndekete ñoo ngi yore ay bombe asperger nit ñi de gaz boobu temps nag lii nga wax dama fàtte woon ne directeur des structures bi mooy ministre de l'intérieur parce que dama daal di woo préfet bi ni ma Pentecôte la dama nekk Dakar mais après damay dem Popenguine négal ma yebal sama adjoint bi ñëwul ma woo commissaire bi ci boppam commandant de brigade de gendarmerie bi sax woo na ko commissaire bi ne amul instruction du ñëw intervenir xale yi nga xam ne ñoom la fi 8 conseils yi dugal pomper nit ñi ba mu am ñu daanu man sama secrétaire xam na te elle est cardiaque xaw na ci loru ak ay yeneen conseillers yoo xam ne dañu daanu ñu daal di génn salle bi doore yéeg sama bureau seetaat suñuy commission boobu daal la ñu fa am loo xam ne presse bi dégg naa ñu di ko wax moom la ñu fa am mais beneen contestation amul mais waxuñu ne def nañ suñu certification citoyenne ak forum civil ba am suñu note bu baax barki démb ARMP bi nga déggee coow li Bambey ci la woon mais malgré yi ñu relevé te loolu du tooñ parce que ñun xamuñu woon ne pour jënd ay ticket wala ay registre dañuy lancer appel d'offre conclusion ba ci moo ci am solo te conclusion ya félicitation la ñu conclure nañ la conclure léegi ñu jàll sax si ARMP comme que nee nga Bambey moom foofu mokk na jamono ji gis nañu actuellement ñu génnee audit yi am ay ministre de la femme yoo xam ne ñu ngi leen ciy tudd am ay responsable yoo xam ne sax jot nañ leen see teg loxo yow tey ji booy déglu loolu di nga ci am tiitaange wala yow moom zen ci yëf yi yow de xam nga ne li ma xañ vice président bi bërki démb ni ko li ma xañ vice présidence bi bërki démb xam na ba su ma ci laaloon duñ ma ko baal waaw buñ ma ko laal buñ ma ko d'ailleurs man bu ma amee lu ma ciy wax dama naan rek ku ñu war a wax nañu wax ak moom li bon rek mooy mu nekk vraiment un audit sélectif mais audit moom wàññiwul dara. parce que léegi li ñu jot a teg ci place bi nii jàpp nga ne fi mu ne nii du audit sélectif xanaa. kay ndax man jàpp naa ne li mu def ci auditu 2008 yi. c'est à saluer parce que dafa jël li ñu audité woon ba pare. denc ko mu génne ko. wax na dëgg waaye itam dafa waroon a dem Cour des comptes war a dem CENTIF parce que Cour des comptes de man xam naa ñaar ñoo xam ne. dañ dem nañ ca moom. te kenn gënu leen a garaawle rapport ca Cour des comptes parce que dañ fi nekkoon di xuloog waa Cour des comptes di leen yàq lu nekk ba presse bi relayé ko te ñooñoo nga ca moom te kenn tudd leen. moom nee na du protéger kenn. waaw waaye loolu seetlu naa ko loolu daal seetlu naa ko waaw parce que nag gënale moo tax bëti kii di jooy. mais léegi yéen ban taxawaay ngeen si fas yéene taxaw au plan politique ak au plan parlementaire. xanaa dénoncé rek nag parce que amuñu ci beneen pexe dénoncé parce que xam nga fii Sénégal. démocratie moom nag wax dëgg yàlla nit ñi gëmoon nañ ko. waaye nag ku nekk xam na ne yu bëree ngi xew yoo xam ne kenn waxatul waxu démocratie
parce que démocratie dafa am yu mu seexlu. démocratie dafa am d'abord respect boo xam ne da nga ko war a respecter sa nawle. man keroog jouru élection lii sama xarit bi nga xam ne ambassadeur la tuddee sacrilège politique. moom keroog laa xam ne Sénégal nit mën na fee def lu ne. parce que sa adversaire politique jour élection. soo ko jàppoon la amee dans le sac sax war ngaa bàyyi ba 18h ba ñu tëj bureau yi. mooy sa oto yi ñu nangu. waaw bi nga xamee ni ñoom xool nañ daal ba gis ni taux d'abstention bi bëri na élevé na te oto yi Aïda Mbodj rek ñooy jaabante ñu ñëw ba sama kër te gor laa nag juróomi camion yu police ñëw sama kër armé wu bi nga xamee ni jël nañ ko ma am naqar. te xam ni ci tooñ lañ ma ko def parce que tôt ou tard lii dina leer. ñu daal di commencé rajo yi ku nekk naan est-ce que denc ko woon est-ce que bokkul woon ci oto gouvernement bi te yooyu kenn tudd ma ci. te mosuma nangu ku ma ci tudd te wallaay Mbodj bëgguma ku tegu ci sama yaram lu dul sama mbub mi rek laa bëgg lu tegu ci sama yaram. j'ai toujours évité ñu duma dugal ci dara lu bon. parce que mbon gooy door day neex. mënoon naa am xaalis bu bari mënoon naa am lu ne. mais yooyu yëpp dama ko doon éviter ndax lu mel ni bis boobu ñu yéene ma ko. ñëw def ma ko ci kanamu Sénégal ñu ni pat ñuy défendre droit de l'homme yi kenn relevé wu ko jour élection parce que 14h am na sax ku lâché ci ñoom ni ñun daal ba ñu defee rapport ba ci hiérarchie bi ne leen ay nit Aïda Mbodj rek a voté ca lañ ñu ni def leen pexe moo tax ñuy jël si oto. yow kon Aïda Mbodj da nga jàpp ni fi mu ne nii politiquement yow maanaam da ngay déranger régime bi fi nekk suñ la déggee li ngay wax dafa mel ni yow. man de caractérisé wu ma ko yow tudd déranger man xam nga waxagu ma ko yaa ko wax. non parce que dafa mel ni yow ni ngay. man maa ngi lay dafa mel ni acharnement boo xam ne. da nga jàpp ni nit ñi dañ la koy def. acharnement dégg loolu li ma la wax keroog bi ma wootee réunion ba keroog bi ma wootee réunion bi keroog nit mënoon naa dee. parce que ay nit yu yore bombe di asperger nit ñi te kenn mënu leen a téye xanaa bu police taxawoon muy ñaari policiers sax mu am une présence dissuasive mais aw ma loolu. ci même semaine bi ay berger jógee Gassane. mais yow ci présidentielle bi tuddoon nañ ne yow it say nit jotoon nañ fay attaqué waa Cheikh Tidiane Gadio te boobu tamit ñooñu xëy na ñoo affaire bi mujjul fenn. non parce que man maa mujj porter plainte Cheikh Tidiane Gadio parce que dafa amul. te nag yow loolu taxoo ci woon defoo ci lenn maa ko porter plainte moom lu tax porter wu ma plainte man maa ko porter plainte parce que dafa bàyyi ba jour conseil des ministres. parce que góor day niru góor. jour conseil des ministres mu xam ne jeudi maa ngi siéger au conseil des ministres nekkuma Bambey mu dem Bambey tenir réunion daal dee ne Aïda Mbodj moo attaqué militant mais c'est parce que du dëgg loolu moo tax ma porté ko plainte c'est parce que du dëgg moo tax ma porté ko plainte te pour nekk xam ne Cheikh Tidiane c'est un manœuvrier gis nga barki Dembo Ndiaye ni mu def ànd ak président bi ni mu def bi ñu demee Addis Abeba maa ngi nuyu Aline Badara Cissé parce que ku nekk gis na dignité bi mu ànd nekk ministre nit ki di buuxanteeg yow sa place mu ànd ak dignité di def liggéeyam. Sénégal yëpp remarqué. xëy na dañ ko faa soxla woon rek. waaye fii ku nekk da nga am sa liggéey. waaw dégg nga bi nga xamee ni police bi def na loolu. waa Gassane yi bi ñu ñëw ci sunu fooraay waa fooraay bi daal day ñëw ci mairie bi nii pël yi ñëw nañu de bokkuñu fi mais ñu ngi ñuy indil problème ñu woo police ni amuñu instruction. ci campagne électorale bi dernière semaine bi. Ndeye Wade mi nga xamee ni mooy présidente des femmes marieuses Ndeye Wade boobu doomam comme moom mu ngi woon ci campagne bi dérangé nag moom it nekk ci campagne bi ndax daf ko séq ak ñëpp ba ñu xaw koo tiit rek ñu jël doomu Ndeye Wade police bi ci boppam ne wuyee dafa mbaal gaare bul gaare fii dinaa gaare fii ci oto boo xam ne dafa doon wàcce ay kile rek war a continuer Jurbel ñu jël ko tëj ko dóor ko ba mu sonn la mu defoon di valeur u 2 millions ñu bàyyi ko fa gaare ko ba jën yooyu noonu la yàqu rien que pour troubler ñu jour élection ñu ñëwati def loolu bi nga xamee ni ñëw nañ sama kër def ma loolu génnaatuma ba noonu te lu ne def nañ ko ministre ya dëkk Bambey njël ñu fa jox cër ña demaat ca ñoom suñu président wu CLF bi def communauté daal ba mu dëkk Dingiraay ak 24 heures la ñu débauché le président de la communauté tiital ko ab IGE dem tiital ko foofu dañoo buure urne yi ba nombre d'enveloppe dans l'urne moo ëpp nombre de votants ndax amatuñu fa woon représentant dans les bureaux de vote.
léegi Aïda Mbodj loolu daf ñuy jëmale ci yow tey jii ni ban avenir politique nga gis yow personnellement ci parti démocratique sénégalais lan moo ci say ambition gannaaw léegi temps bi ñu joxoon jeex. xam nga man Ourey man parti démocratique sénégalais dama waxoon sa benn consoeur ni ko man nammatuma dara man nii ñi quitté Ablaye Wade daf ma jaaxal. parce que man Ablaye Wade dafa bëri teraanga. mun def lu baax ba defoon naa ku nekk ak moom dootoo na ma dara ci àddina. est-ce que dañu bëgg tamit moom mu bàyyi mag la et tout. lu caagee du Ablaye Wade bàyyi parce que xam nañ ni fii ñu tollu tembe nekkatuñoo ak moom mais yaakaar naa ni noonu ñu ko bàyyee dem di wuti feneen fu gën a nooy. duñ ko am te yaakaar naa ni ku tàggoo ak Ablaye Wade dootoo na ma dara te parti démocratique sénégalais ñun dañu gën a suudewu gën a nekk des frères et sœurs defe naa seetlu ngeen ko sax. gën a respectante te ànd bii ñu ànd yal nañu yàlla lafal cat. opposition lañu la preuve ñi waroon a ànd ak ñun suñu ay alliés naturels ku ci nekk ak ñuy daw parce que ku ci xalaat ni sa njorta nga war a dem ca Macky Sall rek ñun doo ñu laal fi mu nekk ñun ñooy peste bi parce que ñun ñoo incarné opposition te opposition bi nag nit ñi la fi nekkal opposition bi ñu ngi doxal li ñu war a doxal. kon tumuranke ngeen fi mu nekk nii. tumuranke wul au contraire. dañu nekk à l'aise ci li ñuy kii parce que dañu nga xam ne ni ñun ñii ñoo fi nekkal population yi. xam nañ ko te itam bu ñu demee assemblée dinañ ko xam. dinañ ko xam soxna si temps bi ñu joxoon jeex na sentir ñu ko mu jàll xanaa ñu bàyyi la nga conclure tëj rek ñu tàggu mbokk yi ñuy seetaan. waaw li may conclure rek moo di sant yàlla bu baax. te assemblée fa ñu nekk la ñu waxoon rek la ñuy waxaat moo di dinañ def tout pour population yi. sentir seen bopp ci assemblée yaakaar naa ni ba fii mu nekk dinañ ko def ndax su fekkee ni at mu nekk dinañu xam ndax dañuy am président bu bees wala dañuy dëgëral président bi fi nekk président boobu dina xalaat ni man kat at laa fi def at moomu dina fexe mu nekk at mu bien rempli dina fa nekkal population yi ndax assemblée neex na neexaay goo xam ne koo fa bàyyi lu ëpp benn at dina nelaw te bu nelawee rek dootul xalaatati luy population yi. te daal da nga bëgg ñu maintenir mandat président bi 1 an. mais loolu mënta ñàkk soxna si mënta ñàkk parce que loolooy tax at mu nekk nga xalaat ni est-ce que man nga def sa évaluation. xalaat lan nga fi defal population yi. parce que su ko weesoo rek da ngay naagu ku naagu daagu te ku daagu ñu dab la. bu boobaa dootoo xalaat population yi da ngay nguuru te nguur gu nekk cereem ranxoo ñu baadoo la. moo koy siim te loolu ñun duñ ko fi seetaan. parce que nekkoon nañ fi jege nañ population yi dinañ ko defanteeg ñoom. dinañ ko defante jërëjëf Aïda Mbodj si wuyu si bi mu ñu wuyu si mbokk yi seetaan yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal si ànd gi ngeen àndoon ak ñun fii ci seen télévision nationale ci jàkkaarloo comme ni ñu koy defee saa su ne di leen jox rendez-vous ci Facebook bi jàkkaarloo RTS la ñu joxante daje ci site RTS bi di ngeen fa mën a seetaanaat émission bi wasalaam ba beneen àjjuma incha allah. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi